Seck man tey dama yéemu daal tey dama yéemu mbokk yi kon yaakaar naa ni drapeau boobu ngeen gis moom la ñu mettre en jeu ci diggante Alaaji Gaynde ak ki nga xam ne mooy Pape Mbaye. Pape Mbaye këram a ngi nii da ngay jéggi tali bi rek dugg biir instant muy champion boo xam ni kenn dootu ko présenté à travers Sénégal parce que def na ay preuve am muy xale boo xam ne bu jógee R100 jóg Jaxaaw jóg Diamaguène jóg Cité Senghor jóg muy mbër bu champion bu mag a mag a mag a mag kii nag di Alaaji Gaynde moom mii nga xam ne tey jii Alaaji Gaynde nee na ma Sidi Diakhaté man maay champion wu taaxi kaw Kër Seyum Ndoy Madina Fall Jaxaaw googu ngay jox nag ki nga xam ne mooy Pape Mbaye maa ko fopp doole fop Alaaji Gaynde di champion boo xam ne def na ay preuve am daaw bëre na fi combat yu bari yëpp da koo daan lii DG ma lay xamal ni xale yi ñooy champion wu de espoir bi ci dëkk bi ñu war a def nag bis boo xam ne bi su mag lay doon dimanche 8 juillet ci drapeau Mbaye Diouf fii ci stade Maniang Soumaré Adja Seynabou maa ngi lay wax ni maa ngi gërëm Adja Ndeye Koumba Diop bu baax Adja Ndeye Koumba Diop ñu ngi nii ci suma wet moom mooy soxna Mbaye Diouf dañu ne kër bu fekkee neex na dëgg rek na nga xam ne aussi soxna sa fa nekk aussi nit ko baax la Adja Ndeye Koumba maa ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax a baax di la ñaanal yàlla mu yokk xewal di yokk aussi defal la jàmm def ko ci njaboot bi bu baax di gërëm suma xarit Youssou Ndour moom mi nga xam ne envoyé na fi TFM pour ñu jël lii nga xam ne mooy liggéey bii pour war koo mën a wane à travers le monde entier di gërëm la presse dans un cadre purement général sama gars yi nga xam ne ñoom ñoo télévision yi fii ak site yi ñoom ñëpp ñu ngi fii bay lii ñuy def fii buñ fi jógee dans 5 minutes nga gis le monde entier ci internet bi ñëpp di ko wane télévision yëpp di ko wane c'est grâce à ces jeunes là qui sont là kon may gërëm groupe de presse yi fi ne yëpp di gërëm aussi ki nga xam ni moom mooy Abdou Karim moom mi nga xam ne aussi moom mooy sa batteur boo xam ne nit koo xam ne la di suma frère batteur bu Mbaye Gueye Abdou Karim nit ko baax le président des jeunes communicateurs muy suma rakk di suma xarit ñu koy wax Mamadou Ndiaye Alaaji Modou maa ngi lay gërëm bu baax te yow bu ma la gërëmee mooy yaay yóbbaale ñëpp parce que bu sama nekkee nii Cheikh Fall Ramata di koo xam ne aussi kenn la ci ñun yaakaar naa ne boo ko waxee tudd naa Sow tudd nga ñëpp rek Aïda Mbaye yow damay lay tudd spécialement pourquoi parce que yow suma jigéen damay xam naa ni nga demee aussi ak kër gii mais yow su ma la tuddee aussi tuddee naa ñoom Mariane Saw ma la tuddee rek mel ni nañ ñëpp dem nañu géew kon nag Mariane maa ngi teg sa nuyoo bi ci sa loxo pour nga joxal ma ko jigéen ñi nga xam ne ñooy jigéenu Mbaye Diouf yëpp Moussa Sy merci beaucoup Tino suma mag suma xarit aussi merci beaucoup képp koo xam ni tamit doyen Diop merci beaucoup ak képp koo xam ne nitu Mbaye Diouf la ku nekk fii tey bu ñu leen doon bëgg a lim kenn par kenn xañ na mën naa am sax ñu fàtte kenn mu doon leneen moo tax damay wax daal Moussa waxal ñëpp ni Sidi Diakhaté gërëm na waa kër Mbaye Diouf yëpp ak képp ku fi nekk Cheikh Malick Ndiaye le président des amateurs muy suma mag di magu Touba Ndiaye di magu tamit ki nga xam ne aussi mooy suma xarit di suma conseiller moom it maa ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax a baax a baax a baax Ahmed Ndiaye maa ngi lay yóbbante ci El Hadji Malick mais ko Sidi Diakhaté kontaan na maa ngi gërëm tamit les managers des lutteurs parce que bi ma leen soxlaa ñoom oyofal nañ ma ko ba yàlla def vraiment lii lépp mën a am tey jii et puis mbër yu discipline ngeen am yéen seen parrain ngi nii Mbaye Diouf a ngi nii di ngeen wax ak moom ku ci nekk ci 5 minutes ci kanamu Mbaye Diouf mais avec discipline parce que Mbaye lépp lu ànd ak yar rek moom lay prôné parce que mag la moo xam ne macha allah yàlla dafa def mu yaru ba pare ta baax ku ci ne di nga wax li ngay wax sa morom ci 5 minutes
ngeen xëccoo li ngeen di xëccoo ci 5 minutes la ca des nag bu ñu tëjee géew ba te lay gën a leer. Excellence président de la République monsieur Macky Sall maa ngi lay xamal ni man Sidi Diakhaté en ma qualité de promoteur de la capitale du rail ma lay xamal ni porte-parole de toute la jeunesse de Thiès et je pèse bien mes mots maa ngi lay waxal ni je vais même aller plus loin pour dire porte-parole de la population thiessoise maa ngi gërëm di sant képp koo xam ni mi ngi nekk ci sa wet di la jàppale wante nag tey ñu ngi def drapeau koo xam ne nag yaakaar naa ni comme benn carte rek la ñuy wuti muy sa carte pour élire la au deuxième tour au premier tour ñu élire la deuxième mandat maa ngi lay wax ni la Baye Go pense à monsieur Mbaye Diouf. Mbaye Diouf il est incontournable Mbaye Diouf nit la koo xam ne dafa jàppale nit ñi démb tey soog a ñëw Mbaye Diouf ma lay jéggulu ci dara parce que lii démb ci ngoon laa la wax ni la dañ ko fiy def tey sa kër mel nii mais Mbaye kon buñ la ko waxoon une semaine xajuñu sax promenade ba parce que man xam naa sa force de frappe moo tax may wax président de la République excellence Macky Sall premier tour nga bëgg ku la ko fal ci deuxième mandat bi te nag carte boo gis mu fanaan ànd tey jii ci biir Thiès ñu ngi lay wax ni la Mbaye Diouf mën naa yëngal kooku ba mu ñëw wootal ko parce que may waxuma mu wax moom mais bu fi tasoo rek nit ñi dinañ jóg sa nit ñi nga am Thiès baax nañu sa nit ñi nga am Thiès ñu ngi lay jàppale wante nag Mbaye nu mun a tëkkale mais nu bul jànnandoo ma lay wax monsieur Macky Sall recevoiral Mbaye Diouf dénk ko am mission parce que loolu nit la koo xam ne du dugg ci dara ci lu jëm ci rivalité te boo ko jëlee pour jox ko mission tey àndaat ak ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon démb magal leen ñu ànd dox fépp foo xam ne tële nañ fa Mbaye Diouf dina ko décanté parce que Mbaye Diouf décanté Excellence monsieur le président de la République yàlla def na am na projet yoo xam ne tàmbalee nga ko Thiès a ngi la ciy remercier parce que tey jii dañoo dox benn dëkk ñaari gaar mais dañ ciy yokk ak suñu aéroport loolu nag ñu la ciy gërëm di la sant yaa ñu tabaxal arène 32 milliards de francs le DG Mbaye Diouf dañu ma Sidi Diakhaté bu Macky Sall tabaxee arène 32 milliards mooy bëgg na jàppale la lutte kon nag man Mbaye Diouf pour accompagner ko ci loolu moo waral ma parrainé tey ji xale yi pour jàppale jeunesse bi pour que la lutte aille vraiment en avant donc Mbaye Diouf yow visionnaire nga Mbaye Diouf lépp loo xam ne président koy xalaat suba ba ngoon yow fekk na sax démb a bërki démb sa xel ne ci kon pour jàppale ko pour que mu am mandat boo xam ne deuxième mandat bu wóor lay doon wante président maa ngi lay ñaan ginnaaw boo paree ci Mbaye Diouf kii di Ibrahima Codou Fall directeur général NSS na nga ko jàppalewaat pour STS gën a ubbi usine bi gën a dox bu boobaa emploi yi day gën a bari biir Thiès excellence maa ngi lay ñaan nga jàppalewaat cheminots yi bu baax a baax pour que train yi mën a dawaat parce que boo defee loolu aussi da nga xam ni Mbaye Diouf moom représentant le porte-parole des cheminots waxuma de Thiès mais du Sénégal et en ce moment-là vous serez réélu aussi au premier tour excellence monsieur le président Macky Sall maa ngi lay ñaan kii di Bara Tall PDG Jean Lefebvre na nga ko gën a jàppale jox ay chantier jox ay marché parce que boo ko defee aussi dina jàppale waa dëkk bi te ñun lépp luy soxali Thiès daf ñoo neex kon nag excellence maa ngi waxaat wax ji mooy kii nga xam ne moo nañu ne drapeau bu ñu eggee ba le 8 di nga xam ni Mbaye Diouf rassembleur la dina dem Thiès loo xam ne di nga xam ne kii mbooloo moo ko moomal boppam demul léegi ay nit Mbaye Diouf maa ngi lay gërëm di la sant Sidi Diakhaté dëkk ci yow kontaan ci yow am reconnaissance ci yow julli guddee bëccëg bu ñu jullee ñu ngi lay ñaanal guddi ak bëccëg fu ñu toog ak suñuy mbokk ñu ngi wax sa baax di wax sa tabe di wax sa nit koo xam ne ku man waayam nga parce que Mbaye Diouf moo daan wax man su ma àndee nit ren ba déwén te gisu leen changement ci moom Mbaye boo kooku dama ba mais Mbaye loolu nga wax lu dëggu la man wax ji duma wax nit nee na ma
dama lay wax ni la moi j'ai vécu l'expérience ànd naa ak yow jàppale nga ma guddi jàppale nga ma suba jàppale nga ma ngoon loolu c'est ce qui a valu aujourd'hui que ma ñëw fii ci sa biir kër pour vous rendre la pièce de la monnaie en vous disant merci. mbay lii dañ koy jéem de te lii taxul ñu fay bor bi wante dafa nekk premier pas ci bor bi ñu la war a fay te na nga xam ni jusqu'à l'éternité Sidi Diakhaté sera toujours à vos côtés pour vous remercier et je prierai toujours pour vous Mbaye jërëjëf au nom de ma famille au nom de la population thiessoise au nom de la population de Diakhaté au nom de la structure Sidi Diakhaté production dirigé par mon jeune frère Ismaïla Thiam. À côté de lui, il y a Seck, il y a toujours Lamine Mbow et beaucoup de jeunes que je ne pourrais pas citer ici. Mais benn lam du yomb si Sidi Diakhaté réussit à faire de très bonnes choses à travers le Sénégal. Si on connaît Sidi Diakhaté aujourd'hui à travers le Sénégal, c'est grâce à ces jeunes, ces gens de l'ombre. Kon yéen waa Sidi Diakhaté production si dégg leen di gërëm di la sant kii di jëf fii nga xam ne lépp communication Sidi Diakhaté production moo ko yor maa ngi koy gërëm di ko sant Mbaye vraiment merci beaucoup pour ne pas monopoliser vraiment le temps parce que actuellement dafa war a guddi te da ngaa war a toujours bi pour mu leer ñu jël lépp ndax moom ku nekk xamoon na ni Mbaye bëggul lëndëm Mbaye lu leer lay wax. man yaakaar naa sax dama ko wax ju bari ndax yaakaar naa ne xale yi ma fi àndal tey jii di Cheikh Fall di Naar di Mamadou Ndiaye bés bii tey jii yaakaar naa ni c'est en famille Sidi Diakhaté mii ku yàgg fii ci Thiès xam na ñun ñëpp Mbaye Diouf moo ñu yet ci politique fu ndam yi nañu tey jii li mu doxaloon ci biir politique jamono ji Abdou Diouf góor yi ko jàppale woon ñu ngi toog Mbaye koo fi àndal ànd bu yàgg la di réew mi soxla ci nga dox solidarité am yërmande demoo dikkoo ci sa biir gi nga toog Sidi mi de tey journée bi jagale la ko yaa ko yar yaa yar Moussa Sy moom sa wet yaa yar Tine moom sa wet li kii wax dëgg la kër jigéen na ko yor Mbaye dama ni tu es incontournable dans cette ville sa action fekkoon tey jii maladie contagieuse la ñun ñëpp ñooy feebar ci suñuy doom ci suñuy soxla ci suñuy itte sa yërmande ci ñun yàlla na la yàlla defal jàmm moo la fay bés bi tey jii Macky Sall mi nekk président de la République ba nga koy jàppale boobu daan premier ministre la ba situation bi critique fii à Thiès nga nekk weese ci jamono Abdou Diouf dama ne jën ak ndox ñoo ànd mais yaakaar naa ay xarit lañu mais jën yaakaar naa ndox ko rey Mbaye Sidi mii nes bi tey jii Sidi jubul Sidi mooy sa taaw kër gii tey jii mën naa ne tey fekkoon tey lu ñuy waxaale la Sidi Diakhaté xam na nu mu demee sa ngor yow soo ngi ne ko da nga dem Louga doona ana yow ci Thiès nga nekk directeur chemin de fer nekk ci bis balaa bee ba nga retraité lépp ñu baree bari suñu ànd ak ñoom ba dañuy mën sa dañuy da wacc seen militante waa na ngaa ñëw fii ci biir Thiès toog wéttali ñu jàppale ñu xam ñu la doon jàppale dem ak bëggam ci yenn coono la doon nekk dama ni kanam bakkan da caa baax grand boobu jiba yow ku la woo nga sa bopp ku la fàtte dëkk bi fàttewul la te ko du fàtte maa ne Macky Sall tey fu mu àgg tey yow la kon bu nekkee premier ministre waa PDS ni du fi dugg Sidi Diakhaté yaa ngi toog dama bàyyi ma fenn Place de France yaa ko jëlee Touba ak xale balaa ak xale égalon ñu escorté ko indi ko fii Mbaye Diouf yaa mi bu dépôt boobu femme balaay bi génn waxi Ousmane Diop boobu daa Macky Sall du dara yow ko ànd yow am fit toog sa biir kër yow ku la fàtte yàlla fàttewu la de te fàtte sax dafay xajul nag ndax ñu si xam ne say doom lañu ñoo ngi terrain politique te ku ne àndal yebuñu may jërëjëf ñun diplôme bu am yaa ñu ko taxal yaa ngi jàngal baax yaa ngi jàngal yiw ba fu ñu toog ci instance politique ku ñu xool xam ne sa comportement la ñu yore ku ñu xool respecté ñu ñun topp wuñu kenn ñaane wuñu kenn suñu alal la ñu am Mbaye ku la amoon ta topp kenn dama ni Thiès a ngi nii xale yu góor yaa ngi nii ñu nekk sur le terrain man de politicien bu yaakaar dinaa topp si gannaaw dina léegi nga dee yàlla bàyyiwuma maa ngi liggéey sama liggéey te damay ñaan yàlla may ma wér Mbaye Diouf mii Sidi Diakhaté mii yàlla na yàlla gën a dolli am sa doom ba mu màgg xool yaay baayam ba mu màgg Sidi Mbaye Diouf dafa laa may xel léegi nag promoteur lamb yëpp
soo ci doxalee loo xam tegu ci yoon may danaa la Sidiki ba nga ñëw la taxawal xam nga laa taxawal danaa la man maa la yar lii ngay def teg ko ci yoon ma la ko teg yoon nga teg ko ci suuf waaye Sidi nag dama la am lu ma la sànni xel da nga nekk promoteur lamb góorgóorlu ci loolu nag ba ngay ñëw ña nga nekk loo xëy na ëppale wu la dara waaye nag promotion boo gis dafa am dimension ak hauteur bi nga toll te yaa ko liggéey sa bopp Sidi lii nga doxal defoo ko pour dimaamu defoo ko pour dara da nga jël xale kees yërëm leen fii ataaya fi xew ak naan café noir xale yi am dara ak jakarta daw nañ ci politique ba sonn nag dama ni 2019 bii ñëw ñun fii suñu politicien xale politiciens yi soxla muy ay mouvement la ñu am 2019 bii ñëw Macky Sall nañu dégg 2019 bii ñëw Mbaye Diouf ci biir 2019 bii ñëw Mbaye Diouf ko xool ñu xool la ko ba 2019 bii ñëw ku faale Mbaye Diouf bu laaj suñu gàcce ngaalaamaa yow zone bi yaa ko sagal élection législative passé nañ leen a baatu ñoom ñëpp bi législative bi critiqué sunu dugg ci kër gi ba ci dugg nañ fi guddi waxtaan ak yow nga rek say nag togg say booli ceeb yëpp ci centre yi looloo may Macky Sall victoire Macky Sall Thiès gii say dooma fi nekk ak say baay ak say nijaay xoolal démb ñu la jàppale woon te boo nekk président de la République dangay rampe ñu rampe ànd na yow ba egg si fii dama ne waa jaa ngi nii toog ak jabaram gàcce gaala ba Ndeye Coumba Diop la brave femme digne am sympathique ci li ngay def Ndeye Coumba Diop ñi la wër ñëpp ay jeeg lañu comme yow bàyyi seen i kër ñëw amoo ko rek bu lëndëm koo fi dàqoo mu toog ko ñëpp aloon ceeb seen i kër ku ne am nga lampe booy taal waaye nag ceeb bi diwlin gi jóge ci Mbaye Diouf ci yow mii la jógee yaa moom sa jëkkër su la neexoon nga ne ko dara du fi bougé waaye yow miin Ndeye Coumba parce que Seydina Mohamed laa wax ku sedd da nga seddu ku seddul da nga seddu ndax sa jëkkër moo sedd moom démb ak barki démb ak seen jaar sa taa bi toog te organisé lamb ni Mbaye Diouf yow ku leen nasal nes mi sidi juumul fii nga ko def fii nga ko def fii nga ko war a defee ndokk bi muy fii loolu rek laa ci amoon lu may wax bisimilahi rahmaani rahim laaw la cat bisimilahi rahmaani rahim mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp di kontaan ci tayawaay bii di kontaan it ci yëkkati kàddu ci signature contrat bii nga xam ni Mbaye Diouf mii lañu ko jagale Mbaye Diouf laa ni lu ñu ko wax lu ne lu ñu ko boole lu ne ñun ñëpp ci lañu ne ñii toog fii yëpp maa ca jiitu dañuy jot la soccante taxaw ci gannaawam li tubaab naan soldat d'escouade debout contre lui derrière lui ñun moom la ñu def ay soldat lañ ci gannaawam fu mu ñu xooloo fa la ñuy xool fu mu ñu wax loo fa la ñuy wax ñuy gërëm nag Sidi Diakhaté ndax Sidi Diakhaté kat mat naa gërëm parce que doom bu toogee ba ne man kii mooy sama baay war naa ko delloo njukkal daf ñu cee fekkoon ndax ñun boobu ba léegi ñu ngi naan ñun jigéen ñi dañoo war a sargal Mbaye Diouf boobu ba léegi ñu koy xalaat boobu ba léegi ñu ciy waxtaan kon buñ ci Sidi Diakhaté jiitoo jël événement bu mel nii organiser ko su toogoon ci këram sax tudde ko rek day neex waaye bu nee nañ dem ci sama kër papa signé fa contrat loo xam ne nee ma masul am de mais man boog masuma koo fekkee jël contrat yóbbu ca kër ka ñu ko tudde signé ko fa fii laa ko gisee ki ñu ko defal nag mérité na ko Mbaye Diouf lu ko nit defal mérité na ko gis ngeen ñun ñii dañu ku ñu sonn ci sa gannaaw ku ne danoo gis lu ñu ko jaral li tax nag du joxe sax du jëf du dara xam nga lu tax mooy jàpp bi dul bàyyi Mbaye bàyyi wunu benn yoon abandonné wunu benn yoon kenn ku ne si ñun xam na ne fu sa bët xonq gis nga Mbaye foo kontaane gis nga Mbaye foo xam ne mee gis nga ko këram gii dañu fi yegg si jabaram ji yaatal ñu te nag kenn ku ne am nga sa kër bu ñu fi yaatul loon duñu fi toog waaye ku fi toogul sax bu ñu amee ñaari fan sax dañuy téléphonante yow de kenn gisu la ñëwal na kër gi xumb te lépp ci gannaawam mu nangu lépp nag dékku lépp ñu yàq nelawam di ko tardeel di ko déranger di ko wax li ñu bëgg ca du ànd toujours ak bëgg-bëggam te lu ñu ko wax mu ànd ceeg ñun kon Mbaye Diouf dañu koy ñaanal gudd fan ak wér lu ko fi waay defal dama ni lu mu mérité la du chance mérite la lu ko fi waay defal du chance mérite la kenn ku ne ci ñun da nga koy jéem a fay mais kenn mënu koo fay lu mu la defal kenn mënu ko fay lu ma defal kenn ku ne bu dul ci yow sax ci sa biir famille def na fa loo xam ni boo dee góor rek war nga ko mën a jàppe ñun ñëpp nag ñu jàpp ko di ko xamal ni ko ñu ngi ci gannaawam li mu ñu sant la ñuy def li mu ñu tere la ñuy ba Sidi Diakhaté mii lii mu sumb yàlla na ci am ndam bu mat sëkk ndax xam ngeen lu gën a neex si àddina mooy dem ba xam ni fii la nga jaar fa orgueil ak persister dans l'erreur amul njëriñ kii gën le plus grand homme mooy ki nga xam ne bu jumee da koy nangu dellu gannaaw rectifier fekk si góor goo xam ne nag deful dara muy dara lu passé rek ci moom jeex na dencul dara kon yàlla na fi yàlla dàq seytaane sunu ñu ngi woo ñëpp nag la 8 lii
avant première la dañu ko yëg ci diir bu gàtt maye la 8 na ñëpp dajaloo ñëw accompagner Mbaye Diouf ak soxnaam ñu yegg ca biir ci kër Sidi Diakhaté won ko ñooy kan ak ñooy lan ca nag lii nag di rakk rek ci li ñuy def ndax mbay kat li ma ñu sant lépp daañu ko def ni ñu ko defalee nii noonu la ñuy ñëwaat fii mu toog ñu lancé fi mouvement bu jigéen ñi won ko ni ko ñu ngi sa gannaaw ci kaw nag jàppale Macky Sall mi mu nu sant kon nag daañu lancé mouvement bi fii jigéen ñu Mbaye Diouf yi les amazones de Mbaye Diouf préparez-vous dinañu toog fii lancé fi mouvement derrière Marième Faye Sall pour la réélection de Macky Sall dañuy profité nag yëg la waale leen ko ñun loolu la ñu décidé pour lui faire plaisir ndax li mu bëgg la ñu bëgg lu mu bañ ñu bismillahi rahmaani rahim mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp weer wu tedd yi nga xam ne ci la ñu nekkoon muy weeru koor ñu ngi jéggalu ñëpp di baalu ak ñëpp di baal ak ñëpp di ñaan yàlla may ñu fan wu gudd ñuy fekke yu mel nii les premiers orateurs li ñu waroon a wax yëpp war ko génne ci suñuy xol génne ko defe naa ni l'essentiel a été dit répétition rek lay nekk mais nag lu ñu waxati am na loo xam ni war nañ ko mën a génne ci kii nga xam ni kii moom la ñu toog ci wetam Alaaji Mbaye Diouf Alaaji Mbaye Diouf defe naa ni jigéen ñu woy nañ ko góor ñi woy nañ ko animateurs yi li ñu waroon a wax nañ ko ci Alaaji Mbaye Diouf ak soxnaam nañu ñaan yàlla rek lii ñu sumb yàlla may ñu àggale ko ak jàmm et li ma ci yokk mooy dañu am habitude naan fu un grand homme am y a une grande dame à côté c'est une réalité c'est un fait kon nag Ndeye Comba ñu ngi lay gërëm di la sant dini gërëm aussi Sidi l'initiative bi mu jël ñëw fii tudde Mbaye Diouf làmb waroon na mun a def cérémonie bi ailleurs promenade de Thiessois maison des jeunes ailleurs mais il a préféré faire la cérémonie ici chez Mbaye Diouf pour montrer aux gens que Mbaye Diouf nitam la kon nag loolu dinañ ko ci gërëm sant ko dama am habitude nag su ma waxee ba pare du ma terminer sans demander sans remercier les femmes qui sont autour de Ndeye Comba ñoo koy wéttali si Mbaye Diouf n'a pas perdu de militants c'est à cause de ces femmes-là si Mbaye Diouf a une réputation dans la ville de Thiès c'est à cause de ces femmes-là qui sont toujours à côté de lui pour l'accompagner. Nous disons aussi merci à ses proches collaborateurs qui sont autour de lui de nuit comme de jour ils sont à côté de Mbaye Diouf prêts à sacrifier leur vie pour Mbaye Diouf et sa famille prêts à sacrifier leur tout pour Alaaji Mbaye Diouf donc mënuma wax sans terminer sans pour autant tëdd ñooñu remercier aussi la famille naturelle de Mbaye Diouf les cheminots je n'oublierai jamais les cheminots parce que dans les moments les plus difficiles les cheminots ont encadré Mbaye Diouf ils l'ont accompagné partout où il devait se rendre donc cheminots yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox rendez-vous le 8 si di le 8 bu soobee yàlla ak yonent bi vous verrez un monde fou